الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد bokk yi ñu seetaan te di ñu seetaanee fii ci seen télévision RDV ci seen émission bi ñuy tuddee Mizanul Islam fil Haya dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak geneen gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi dina rafet nag comme niñ ko baaxoo def ñu jërëgal jëf mbokk mi ñu fi toogatoon aljuma passé muy oustaz Babacar Ndaw jógee ko woon ca Dunya Thiès ñu doon waxtaanee ak moom loo aju ci bëgg sa réew la ca yàlla leeralee ci làmminam ñu ngi ciy bàkk borom bi xataa yarda li ci manqué ñu ngi koy jàppal edda tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi dalal beneen borom xam-xam di jàngkat di gëstukat di jàngalekat muy professeur Ousseynou Khouma professeur Ousseynou Khouma mi ngi nekk lycée Bambilor doon doctorat yi nekk doctorat ci ICAT université Cheikh Anta Diop jëmm jooju moom la yàlla dogal tey ñu dalal ko fas yéene seq ak moom tomb waxtaan boo xam ne ñu ngi ko dippee mustaqbal islaamu siyaasi fi zilli azmatil qiyam loolu mooy lan maanaam awaniru islaamu siyaasi ci keppaar ak crise bi nga xam ne moo am ci wàllu valeur yi ci jikko yeeg melokaan yépp ñi fas yéene nag tënk waxtaan wi ci nii may bëgg a tudd si bëgg nañ professeur leeralal ñi définition lan mooy lislaamu siyaasi kañ la feeñ ak lan mooy ay objectif am maanaam dëgg-dëgg ñaareelu tomb bi gannaaw bu ñu xamee lan mooy lislaamu siyaasi xam ëdëfam bëgg nañ it professeur Khouma leeralal ñi kon nan la ñu mën a déggee islaamu siyaasi tey gannaaw boo xamee ne traversé na ay mbir yu bari ci islaamu siyaasi surtout bi ñu demee bàgg ci wàllu atte ñetteel bi li ñuy tuddee islaamu siyaasi mel na ni indi na problème boo xam ne am na ko ci wàllu atte ci ndax samp na maandute ci politique ci social ci wàllu monde islamique ñeenteel bi fan la islaamu siyaasi yi jëm tey lan mooy danger yi nga xam ne moo ko dékku lan mooy ay défiem li lañ bëgg a waxtaanee ak professeur Ousseynou lu ñu ci temps bi may professeur gannaaw bu ñu la nuyoo balu la ak baal la ak di la masaw ci coono déplacement bi di ñaan yàlla leeral sa laamin ba li nga bëgg a jotal jaam yàlla yi mën ci jariñu kon ñu jox la kàddu gi boo nuyoo bokk yi nga leeralal ñi lan mooy lislaamu siyaasi ak lan mooy kañ la sosu ak ban bit la ñuy yóotu ñoom. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. jërëjëf oustaz ñoo ngi lay nuyu di nuyu équipe bi nga àndal ci sa émission di nuyu ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci émission bu mag bi ñaan yàlla comme ni nga ko waxee lépp lu ñu fi wax mu doon lu jub loo xam day mën a jëriñ ñi nga xam ñooy gëstu ci wàllu al islam al siyaasi mooy li ñuy wax islam politique aywa comme ni nga ko waxee baax na bala ñoo dugg ci biir waxtaan bi ñu définir ñu taarif ñu wax lan mooy al islaamu siyaasi suñ ko waxee wax fu mu cosaanoo nu mu cosaanoo maanaam ñi koy définir yëpp ñu koy définir dañ naan islaamu siyaasi mooy ay xalaat ci wàllu politique yoo xam ni ay nit dañ ko yëkkati ne dañoo bëgg a doxal àdduna ci wàllu koom-koom ci wàllu saqaafa ci wàllu politique ci wàllu militaire maanaam liy àttee li doomu aadama di dundee yëpp ci kaw suuf ñu teg lépp ci ay xalaat yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci biir l'islam lu tax loolu parce que nee nañu seetlu nañ ne yeneen xalaat yi fi doomu aadama yi tëgg yëpp ci lu wàllu pour wàllu doxalinu àdduna yooyu yëpp échec na yooyu yëpp benn amu ci eggu ci objectif yi nga fixé woon kon léegi jot na pour ñoom ñu indi l'islam doxal donc ñi ci yëngatu xalaat boobu ñi am xalaat boobu ak ñi ciy yëngatu loolu lañ tuddee al islam as siyaasi muy islam politique aywa léegi fan la
mooy beneen pàccu question bi. fan la l'islam siyaasi tàmbalee wala fu mu juddoo. bu ñu ko xoolee dëgg-dëgg am na ñetti bërëb yoo xam ni maanaam mun nañ ni fii ay bërëbu juddukaayu l'islam siyaasi la ndax fenn fu nekk dafa feeñ te yëgantewul ak moroomam ci benn fatra ci benn jamono bu jegente trop fi mu njëkk a feeñee ci lu ñu mën a wax dëgg-dëgg mooy ci Pakistan ci 1927 ak bi ñu créé li ñuy tuddee al jamaa al islamiya foofu la njëkk a feeñee ak Abul Ala al Mawdudi nit ku ñuy wax professeur bu ñuy wax Abul Ala al Mawdudi wala journaliste sax feeñaan na tamit ci Égypte ci loxo Hassan al Banna ci 1928 moom moo sos jamaa bu mag boobu ñuy wax jamaatu ixwaan al muslimin les frères musulmans loolu ci 1928 biñ ñëwee ba 1931 boo xoolee loolu lépp ci ñetti at la ñeenti at ci Algérie feeñ na fa tamit beneen jamaa bu tudd jamiyatul ulama ki ko sosoon di Abdelhamid Ben Badis ci 1931 donc boo xoolee am na ci cosaanam am na ñetti bërëb yu mu sosoo mais li leen boole ñoom ñëpp mooy dañu taxawoon pour comme ni ma wax indi charia mu àtte indi l'islam mu àtte jële fi ay àtte yoo xam ni ay nit ñoo ko defaroon loolu benn la ci wàllu àtte bokkoon na tamit seeni objectif maanaam xeex ak colonisation isti'mar parce que boobu boo xoolee ñetti dëkk yooyu ma lim yëpp muy Pakistan muy Égypte muy Algérie boobu colonisateurs yi ñu ngi fa dominer leen donc objectif bu njëkk bi mooy génnee fi colonisation indi charia indiwaat ay loi islam mu àtte réewu jullit yi donc loolu mooy nasha bi léegi nag ci foofu la tasaaroo maanaam am na tasaaroo na egg ci àdduna bi yëpp maanaam loo xam ni Égypte la jóge maanaam frères musulmans yi liggéey nañ ci lu bëri seen mouvement bi egg na ci alamul islam yi fu nekk bu dee Jazaïr tamit Abdelhamid Ben Badis mouvement bi egg na fu nekk ci àdduna bi kazalika tamit li xewee Pakistan ak Mawdudi maanaam bu ñuy xool sax Jazaïr ñun day am solo ci ñun waa Sénégal ndax ñi fi njëkk a woote l'islamisme maanaam al islamu siyaasi ñoom ñu ngi jële seen xalaat ci xalaatu Ben Badis parce que ay étudiants arabes yu dem jànge woon Algérie ñoo dem Algérie gis fa loolu indiwaat ko fii ak xaraka bu mag boobu ñuy wax UCM Union culturelle musulmane bi nga xam ni ci la jamaatu Ibaadu Rahman génne ak yeneen jamaat yëpp yi nga xam ni dañu mujj taxaw di woote islam siyaasi fii ci Sénégal. jërëjëf professeur Ousseynou bu ma la déggee mooy may na ni leeralal nga ñi ci définition bi ne islamu siyaasi définition bi mooy gisin woo da xam ne dafay tënku ci ne l'islam dafa war a ñëw àtteaat ñu teg ko ci wàllu culture ci wàllu économique ak ci lu mënti ki doon ci nga xam ne gouvernement moderne ñu ngi koy joxee tey ñu gis ne l'islam war na mën a àtte bi xaddi nasar ñuy weddu ca loolee nga wax ne loolu nag bañ koy wax ñoom ñëpp dañoo jàppoon ne li gën a not mooy fexe ba delloo si xukuumal islaam yi wala xilaafal islaam yi boo ko ci mën di tuddee baax nga ne su ñëwee nag ci feeñuwaayam kañ la feeñ ci monde islamique indil nga ñi ci ñetti feeñuwaay wala benn banqas bu séddalikoo ñetti car car bu njëkk bi mi ngi gongeekoo ci Pakistan ci loxoy ku ñu tuddee Abul Ala al Mawdudi mu nekk 1927 ñaareel bi nga ne mi ngi feeñee ci Égypte ci loxoy ku ñuy tuddee Hassanul Banna 1928 ñetteel bi mu feeñ ci Algérie ci loxoy Abdul Hamid Ben Badis ci 1931 nga ne ñii ñëpp nag soo ko seetloo même bu ñu wuutee ci nu ñu doon pratiquer ñoo bëgg-bëgg benn la li ñu yóotit lenn la mooy delloo si l'islam mu taxaw doon di atte nga ne bu ñu taxawee foofu nag ñun en tant que ñu nekk ci Afrique sowu jant bil akas ci Sénégal ñun ci nga xam ne mën nañu wax ne moo gën a jeexital ci ñun mooy bi gongeekoo fii ci Algérie waaw bi Ben Badis nga xam ne ay étudiants yu nekkoon doon jàng foofa
ñoom xañ ne jeexital nañ ci xalaat yooyu jeexital ci lañ fa gis biñ dellusee fii ñoo ko instauré ci biir Sénégal ñuy ISEM gannaaw gi ci la jamaa yu bëri gongee ko ndax ci la Ibaadu Rahmaan yi xottee ko ak falaa yu demee noonu ñëpp kenn ku ne xaraka islam yi doogu judd mu mel ni kon ñu nit am na jeexital gum def ci ñun buñ koy lim mënuñ ko ñàkk a tudd tey Ousseynou bëggoon nañ gannaaw bu ñu xamee ne nii la taxawee nii la sosoo nan lañ koy déggee tey parce que déggin bu njëkk bi mooy li ñu présenté nu ñu déggee tey islaamu siyaasi yi lu tax gannaaw boo xamee ne am na ci ay état wala ay réew yoo xam ne ña ko fa ngankoon doon ma ne combat bi rayante nañ xeex nañ ba yegg ci pouvoir léegi nag gannaaw boo xamee ne lu ñu am na nan lañ koy déggee ci seen wuute yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu atti gannaaw mu yegg si pouvoir waaw nga baal ma rek oustaz balaa ñuy dem ci nuñ koy déggee tey maanaam da nga tudd ci xarakatu falaax waaw maanaam bu ñu waxee ba mu leer rek xarakatu falaax juddoowul ci mouvement bi mu wax islaamu siyaasi waaw dañ koy considérer nag dañuy considérer mouvement falaax comme ku bokk ci xaraka islam siyaasi waaye ñoom dañu am beneen juddin maanaam xarakatu falaax mi ngi ñëw Sénégal ci loxo Cheikh Mahmoud Ba ci 1942. kon moo jiitu loolu. moo jiitu waaye dafa wuute tuuti ak ñële. maanaam ñoom seen yëngatu dugguñu ci saaxa siyaasiya bi dugguñu ci terrain politique bi directement. ñoom dañ ne seen politique wala ni ñuy yëngatoo mooy dem ci suuf jàngal doomu aadama yi def daawa yaraat nit ñi ci gisinu lislaam ñoom bi ñu am maanaam ñi nga xam dañoo bokk ci alxaraka asalafiya maanaam ñoom beneen yoon lañ jël boo xam ne ñoom duñ dugg ci politique mubasharatan maanaam duñ dugg ci politique directement comme di créer ay parti mais dañuy doon xaraka boo xam ne xaraka daawiya maanaam loolu tamit peut-être waroon naa ko wax ci commencement bi maanaam islaamu siyaasi dafa am ñetti car bi mu juddoo ba màgg dafa mujj am ñetti car dafa am lu ñu tuddee islam boo xam ni islam siyaasi boo xam ni dañuy def politique ñoom nangu nañu dugg ci saaxa siyaasi bi dugg def politique defar ay parti dem ay élection di def politique comme ñeneen parti ni ñu koy defee ànd ak téye seeni afkaar diiniya am na ñoo xam ni ñoom nanguwuñu maanaam def politique dugg ci parti yi def politique dem élection ñooñu lu ñuy wax mooy dañ soxla nañ gaa pouvoir bi mais dañ koy jël ak doole dañuy ñëw fëkk pouvoir bi par coup d'état wala def guérilla ba jël pouvoir bi ñooñu la ñuy tuddee jihadisme mooy salafiya jihadiya léegi am na beneen boo xam ne ñoom dañuy politique naam mais ne seen politique dafa yem ci jàngal nit ñi ci tarbiya ci éducation la yem bu ñu jàngalee nit ñi bañ jàng dinañ mës a am benn groupe nit boo xam ni ñoom dinañ appliquer seen bopp charia te duñ jaar ci politique ba la nit ñi di jaar. tey ba su ma la déggee kon mel na ni mouvement islamique dafa séddale ko ñetti cër. waaw. groupe bi d'accord nañ ne dañoo war a politique. waaw dañoo war a former parti. dañoo war a dem ay élections. waaw lu ñu am jël xam ne lii la leen yàlla dox. ñu mën a mane seen combat jàll. waaw. am ci groupe boo xam ne. rapport de force lañ teg. muy salafiyal jihaad yi. ñoom dañoo gis ne mahma yakun min amrin. war nañoo mën a jot ci état mais bil quwwa. ak doole ji nag nu ñu ko mën di amee ak nu ñu ko mën di jotee ba jot ci pouvoir baax na. am beneen groupe boo xam ne. ñoom it ñu ngi ci biir. defe naa moom nga tuddee léegi waa falaay. xaraka salafiya boo xam ne bi haadiya la. ñoom gis ne dugguñ ci politique. mën nañu wax ne kon ñoom dañoo seexlu politique wala dañu ko araamal. ñaari benn mën na ci am. imaam mu araam ci ñoom imaam ñu seexlu ko. dañuy wax sax. dañuy yenn saa yi dañu am na ci ñoom ñuy wax naan. dafa maanaam jullit bu baax warul mën a politique. waaw su ko defee ñooñu nag kon ñoom dañoo gis ne ñoom. liggéey bi gën a nekk noble pour seen liggéey mooy def daxwal islam yi. jaar ci suuf yëngatu xamal nit ñi seen diine xamal leen seen xaqiida mais politique la. mu mel ni kon ñetti groupe yooyu ñoo instauré ci biir mouvement islamique. moo ñëwit ci biir li ñu tuddee haraka li ñu tuddee islamu siyaasi. tey kon tomb bi ma ñu bopp leer na. lu ñu déggee islamu siyaasi yi tey. gannaaw boo xamee ne ñi ko ŋànk romb nañ ci ay événements yu bëri ci wàllu àtte. waaw niñ ko déggee nag tey. parce que am na expérience bu gudd bu ñu dund. am na ñu mouvement yoo xam ni dem nañ ba egg pouvoir téye nañ pouvoir. doxal nañu
am na ñoo xam ni jotuñu egg pouvoir am ñoo xam ni comme ni ñu ko waxee léegi ñoom dafa mel ni pouvoir itteelu leen jàngale rek lañu nekk ci suuf di def aywa ñi nga xam ni dañuy commencer ci ñi nga xam ni egg nañ pouvoir bi ñu eggee pouvoir lan lañ def maanaam bu ñu jëlee misaal dañ naan benn yoon lañ egg pouvoir yàgg fa benn façon yàggaay boo xam ni mën nañ leen évaluer dëgg-dëgg mooy li xew ci Iran ci 1979 bi nga xamee ni as-sawra al-islamiyya li ñu tuddee la révolution islamique jël na pouvoir bi daaneel nguuru Shah bi ki fa nekkoon di àtte boobu ba tey nguur googu moo fa nekk donc ñoom ay islamistes lañu donc ñi ngi doxal yor nañ état waaye boo xoolee da ngay gis ni dem na ba état bi mujj mel comme yeneen état yëpp maanaam ñi ngi doxal sharia waaye terewul Iran mi ngi ci àdduna bi di jëflanteeg yeneen réew yi maanaam di def comme ni yeneen réew yi di def comme état moderne comme état bu moderne waaw donc ñoom ñi ngi fi loolu réussite la boo xam ni islam siyaasi am na ko mais loolu moo tax ma ne benn réussite la donc te islam siyaasi bi juddoo Iran moo ko am am na beneen boo xam ni parce que boobu da ngay gis ni islam siyaasi boobu état moo ko yor état moo koy doxal am na beneen bu xaw a nuroog moom muy comme li am Arabie Saoudite maanaam am na régime bu fa nekk régime mu nguur la malakiya la waaye ñoom it dañu taxaw ci ay kennu diine di àtte réew mi bien que am nañu opposition boo xam ne nee nañ loolu du diine wala am na lu bëree bëri ci biir dëppoowul ak diine pour wane li ñu doon wax sànq maanaam boo xasee ba ëgsi ci nguur gi pour àtte dëgg l'islam day jafe parce que réalité yi nga xam moom la nit ñi di dund yooyu pour nga appliquer l'islam dëgg-dëgg mun naa jafe trop donc ak lu mu mënti am ñaari tajriba la ñaari expérience la yoo xam ni benn bu nekk réussir na maanaam ci Iran am nañ nguur gu fa yàgg gu fa nekk di àtte l'islam ci Arabie Saoudite am na nguur gu fa yàgg di àtte l'islam ak luñ ci mën a wax ci biir léegi nag yeneen tajriba yeneen expérience yi nga xam ne ay islamistes egg nañ ci pouvoir maanaam buñ mën nañ jël exemple taliban yi ci Afghanistan jël nañ pouvoir bi ci 1996 ginnaaw bu Afghanistan xeex bu yàgg ñoom ak Union soviétique ba Union soviétique génn taliban yi jël pouvoir waaye bi ñu ko jëlee tamit gis nañ ni taxawal nañ ñoom li ñu doon tuddee al imara al islamia l'émirat islamique waaye yàggul dara maanaam ñeenti at juróomi at la am parce que dañoo téye woon seen biir ku ñuy wax Oussama Ben Laden kooku ànd ak ay nitam al-Qaïda foofu la ñu préparé foofu la ñu toggee attaques yi ñu attaqué Amérique ñëw dal seen kaw daaneel pour xeex bi muy xeex al-Qaïda daaneel na nguuru Taliban ci fin bi tamit jàpp na Ben Laden rey na Ben Laden maanaam nguuru Taliban diirewul lu mat 5 ans te li leen ko waral li leen ko def li indi loolu mooy parce que dañoo jëloon seen biir koo xam dafa gëm beneen forme islamisme maanaam forme bi nga xam dañuy xeex ak nee nañ tubaab bi kooku lañ yar seen biir kooku song Amérique ñëw di xeex ak kooku daaneel laa leen donc loolu boobu tajriba boobu yàggul beneen tajriba bi ñuy wax boo xam te moo gën a ñàkk a yàggadi mooy fi nga xamee ni frères musulmans yi seen bopp ci Égypte ginnaaw lu ëpp juróom-benn fukki at ñëw nañ ci pouvoir bi ak le président Morsi bi mu ñëwee maanaam deful lu mat ñaari at nguur gi delluwaat ci loxo militaires yi parce que Égypte naka jekk rek tamit militaires yi ñoo ko doon yor maanaam foofu nag mën nañoo wax lu baree bari lan moo tax mu échoué maanaam xam nga boo nee d'accord am na coup d'état militaire Morsi def contre bu Sisi def contre Morsi waaye il faut ñu fàttaliku ne tamit nit ñi dañoo génn ci beneen li ñu doon tuddee beneen sawra saaniya beneen deuxième révolution maanaam parce que nee nañ dëkk bi doxul maanaam xaala ijtimaa yi maanaam vie sociale bi dafa metti
économie bi doxul chômage bi kenn réglé wu ko courant mi ngi manqué gaz mi ngi manqué mburu mi ngi cher maanaam ñu génnaat ne na fi Morsi jógee bu fi loolu militaires yi ne ñoom loolu lañ dégg ànd ak tamit li nga xam ni situation politique internationale bi nga xam moo waroon Égypte maanaam Amérique mi ngi taxaw Israël mi ngi taxaw kenn ku nekk yaa ngi taxaw ak ñenn ci seen mbokki naar yi ak seen mbokk naar yu ñu bokkal yoo xam ni bëgguñu tajire ba boobu réussir parce que dañuy bañ bu réussir biir Égypte bu sawra bi réussir Morsi toog frères musulmans yi atte toog loolu dina law dem ci yeneen dëkk yi maanaam surtout sax dëkku golf yi nga xam ñoom ñoo gënoon a ragal sawra bi egg si seen biir dëkk moo tax ñu soxlu Morsi pousse militaires yi ci kawam ba militaires yi nanguwaat nguur gi ci moom fii tamit mën nañoo wax leen ne am na loo xam ni day doon échec ci islamistes yi maanaam parce que boo nee nit ñi bu islam àttee lépp neex lépp nekkaat ci jàmm lépp dal nga ñëw ci nguur gi da nga fiy fekk réalité économique maanaam li ma wax sànq maanaam l'islam ñëw rek pour dindi problème économique yi nekk ci àdduna bi l'islam awalan premièrement diine la boo xam ni day ñëw pour diggante nit ki ak boroomam waaye pour régler problème àdduna moo xam saqaafa la moo xam culture la moo xam politique la moo xam militaire la loolu ay xalaatu àdduna il faut mu ànd ci donc da ngay maîtriser biir réew mi xam na yan politique économique moo fi war a dox ak lan moo fi mën a dox nga xam tamit bitim réew alaaqa yi nga xam moom nga war a am ak ñi la wër ñi nga seqal àdduna loolu bu dee xam nga ko mën nga fee am nguur gu yàgg boo xamul loolu nag nguur gi da ngay judd rek bari ay noon maanaam Morsi dafa frères musulmans yi bi ñu eggee ci nguur gi dañoo egg ci nguur gi am ay noon yu baree bari maanaam seen noon bi njëkk mooy situation économique bi nekkoon biir Égypte mënuñu ko régler boobu noon bu mag la noonu bépp gouvernement la moo xam gouvernement islamique nga wala déedéet ku taxaw rek premier noon bi mooy boobu da nga doon wax nit ñi bu l'islam ñëwee lépp réglé wu mais bu l'islam ñëwee di nga gis ni lépp réglé wul parce que l'islam nekkul programme économique du programme am na ci biir économie mais ñëwul pour régler ay situation économique yuy jafe tey professeur Ousseynou bu ma la déggee mooy feeñal nga ne ñoom dafa am ay mbir yuñ traversé nga tuddal ñi ci ne léegi bu ñëwee am na foo xam ne mën nañ fa joxoñ ne islaamu siyaasi am na fa réussite mooy révolution iranienne yi bi Ayatollah Khomeini jiite woon dàqee fa Saad Iran di ko taxawal fa li ñu tuddee hukuma islamiya di ko àtte donte ne am na luñ ci mën a joxoñ ne jombut lañ doon woote am nag coppardiku ñu ngi gën a jege tey état moderne mais terewul am nañu réussite ak lu mënti xew ak lu ci nit mën di wax ñaareel ba feeñal nga ne dana am ñu koy joxañ di ci tudd gouvernement bi nekk Arabie Saoudite donte royaume lañ teg mais base de départ bi mooy l'islam lañ doon joxañ dafa am nag yoo xam ne feeñal nga ne nit ki dana ko wax ci buy campagne mais bu demee ba yegg ci pouvoir réalité du ko may mu def ko moo tax waxi campagne kat ak waxi boo toogee ci pouvoir dafay bokk maa ngi fàttaliku sax président Wade dafa daa wax ne mu ne ci li ma déggoon ci ay discours am mu ne diggéey électoral ki engagé wut ki koy wax ki koy déglu rek la engagé ki koy gëm waaw ki koy gëm parce que waa ji koy wax moom day wax rek sànni xam ne mënu koo def sax kon yow it yow engagé boo pare na yaay coow bon nga feeñal nag ne bu ñu fa jógee ko ñëw am na beneen kuréel bu ñu daa tuddee Taliban fexe woon nañ ba yegg ci pouvoir mais ñoom it la leen gagloo ba tax lañ bëggoon def mënuñ ko def wala fa ñu bëggoon yegguñ fa mooy Oussama Ben Laden bi mu nekkee ci seen biir mu mel ni mooy xel mi doon xalaat pour ñoom ñu ànd ak moom ci luñ mel mu jàmmaarloog Amérique ba mu indi leen raq-raq bi mu leen indil ñetteel ba mu ngi gis nga ñeenteel ba wax nga ñi ci lu demee ni ki frères musulmans yi ci Égypte ñoom it lu dem ci juróom benn fukki at ak lu teg ñu di ko reyante di opposé wu di teg seeni plan ba xëy yëgsi ci pouvoir lañ doon wax nit mu aadama yi 200 mënuñ ca àqax dara mu indi beneen jafe-jafe gars yi wedd ci wàcc ci mbedd mi d'accord nit ñi wàcc nañ ci mbedd mi mais am na lu ñuy tuddee xuwa xafiya
am na force bu ne ci gannaaw bu làqatu bu ñu xamutoon boo xam ne moo leen doon puus muy Occident ak lenn ci seen mbokki naar yi nga xam ne gisuñu woon ne li xew Égypte lu war a réussir la ndax bu réussir ci seen pouvoir yëpp day daanu te gënul leen ñoom it yombut ci li fees sax ñoo financé loolee tey nga mel ni kon bu ñu ko seetee fenn fa ci ne rayante nañ rayante ba agsi mais mënuñ def loo xam ne nataay ji mal musal bu ñu làmb duñ ko làmb daj ko bon boo tuddee Iran ci nga tudd gis naa ñu bëri ñuy contesté ne bu ñuy tudd islaamu siyaasi te yow gëstukat nga yaakaar naa bind nga ci ngay bind def naa ci benn émission bu yàggu rek am jot naa ci ay son yu bëri benn waaye bu ko tuddoon Iran ci biir jotaay bi wala ko ci islaamu siyaasi am ñu dinga ne islaamu siyaasi bu ñu koy tudd Iran bokk ci lu tax ñoom lu tax fañ ko cëralee mooy bi xujjati na ay chian lañ mais da est-ce ndax loolu mën na leen génne ci islaamu siyaasi déedéet xam nga li ñu njëkk a wax mooy li ñu war a njëkk a wax fii mooy am na ñoo xam ni ci biir islaamu siyaasi maanaam ñoom waxuma génn ko ci islaamu siyaasi mais dañuy génne sax chia ci lislaam waaw c'est vrai xam nga bu dee da ngay génne chia ci lislaam beneen idée bu chia développé da nga doo ci d'accord doo ci d'accord ay waay ay naa waaye et puis loolu tamit dafa jur fiiraange maanaam li nga xam ni ñoom frère ñoom mi jàpp na ñoo yor islam bu baax bi waaw ñoom ñu topp ko juróom benn fukki at kenn mënu ko réussir maanaam chia yi réussir ko loolu dafa jur fiiraange ci sunnisme maanaam projet islam politique fenn la réussir dëgg-dëgg mooy Iran depuis 40 ans état islamique mi ngi taxaw foofu yow wër nga ko fu nekk ci àdduna bi mënoo ko am maanaam bi ci mujj boobu waxuma ko sànq maanaam fi ñu mujjee échoué maanaam islam siyaasi fi mujjee échoué mooy biñ xam li ñu tuddee ak dawla islamiya ci bi nga xam moo feeñ ci diggante Irak ak Iran ak Syrie maanaam 2014 am Daesh am ku génn ñëw ne moom mooy al xalifa tudde boppam Abu Bakr al Baghdadi ne yaa yor xilaafa bi nangam ki nangam ne la nit ñi topp nañ mu def mu bàyyaa waaye sa dawla bi taxawul lu mat ñeenti at tey ji contrôlé wul lu mat 1000 kilomètres carrés territoire yi mu yoroon yëpp nanguwaat nañ parce que taxawal état nekkul idée nii rek il faut nga am matuwaay bi kan moo koy taxawal nuñ koy taxawale yan loi moo koy àttee fan ngay jële économie booy doxalee état bi aywa donc am na ku bindoon benn tubaab bu bindoon Olivier Roy bindoon depuis 1992 am na benn téeram bu mu tuddee l'échec de l'islam politique bi mu ko waxee ñu bëri critiqué ko mais dane loolu thèse boobu lay développé ci biir livre am maanaam dane saa bu islam politique bi demee ba téye nguur foofu lay échoué maanaam mun naa dem sax ba téye nguur mais bu téye nguur jàkkaarloog réalité yi nga xam ni mooy réalité yi ci terrain bi foofu lay échoué parce que comme idéal la maanaam da nga ne dafa mel da ngay sàkk àjjana ci kaw suuf maanaam léegi boo ñëwee ci nguur gi nag da ngay gis ne loolu mënul nekk àjjana ci kaw suuf mënul nekk suuf si am na ay lois yu fi nekk da ngay am ay noon yu lay xeex économie bi lu dox day am ay sécheresse day am ay famine day am ay maladie maanaam lu bëree bëri yow diine bi rek mënu ko régler donc nit ñi buñ defee mu maara sax xool tuuti li ngay appliquer bu yàggee ñu commencé décourager. tey Ousseynou li nga wax ju wér la waa jooju li mu wax it jombut ñu bëri danañ ko nangul man maa ngi fàttali may wax ne am na benn gëstu bu ma doon def bi ma nekkee foofu ci lu aju ci yëngatu frères musulmans yi mais soo da jamono yi ayam boobu jamono boobee nga xam ne booba seen yëngatu bëri na boo xoolee ci biir Égypte maanaam quartier bu nekk fexe nañu ba samp fa hôpital samp fa benn mu jamaa xayriya boo xam ne ñi seen loxo jotu seen gannaaw dañ leen cee jàppale fa fin de mois ku feebar da nga faju bu fekkoon tey boo demee ci hôpital da ngay dagg billet 1000 francs boo demee ci seen hôpital yi rubu ak Guinée ngay fay rubu ak Guinée boo ko seetee matu fukki dërëm sax ñu boole la ak benn professeur bu la seet lépp parfois ñu ne la boo paree jaaraat ci pharmacie bi ñu may mu mel ni mën nañ campagne ñoom waaw xam nañ li ñu campagne xam nañ ñuy récupérer doomu aadama ba mu ànd ak ñoom mais nuñ koy gérer fa ma ba dafa mel ni foofu la problème bi kon te loolu li waa jox kon mel moo tax maa la lu wér la li mu wax na tey professeur ñu ñëw ci beneen laaj ndax li ñu tuddi islaamu siyaasi yi dafa formé dafa inventé problème boo xam ne
ñëw na ci fexe ba samp maandute ci wàllu politique wala samp ko ci wàllu social ndax diir bi ñu àtte maandute fa leen samp maandute fa leen tëwoon donte doon nañu ko dig nit ñi régler problème social daf leen tëwoon donte doon nañu ko dig nit ñi ndax loolu ci lañu échec. waaw loolu ci lañu échec mooy li ma wax sànq maanaam maandute bu law maanaam jële fii masalan seen projet mooy dañ naan dañ fi jële ñàkk parce que li ko feeñal bokk na ci cause yi maanaam li nga xam ne moom moo indi al islaamu siyaasi ay conditions économiques yu metti nit ñi def nañ essayé nañu li ñuy tuddee marxisme doxul ñu essayé li ñuy tuddee libéralisme doxul donc monde musulman bi expérimenté nañ xalaat yi fi am yépp ci wàllu àdduna yooyu doxuñu ñu ne léegi nañ expérimenté l'islam mais comme li ma wax politique moom ak économie dafa am ay loi boppam léegi boo ñëwee nga ne bu l'islam ñëwee dina dox l'islam ñëw nit ñi gisuñu changement loolu rek maanaam diggaate boobu nga digge woon mooy tourné waat sa kaw maanaam da nga ne woon boo ñëwee dina dox mais bi nga ñëwee gis nañ ni doxul parce que dafa am loi yoo xam ni loi yooyu fi la nekk maanaam dëkk bu nekk ak sa situation économique dëkk bu nekk ak sa situation politique maanaam te l'islam benn la donc l'islam mënul tëralal dëkk bu nekk mënul woon ñëw dëkk bu nekk mu tëralal programme politique wala programme économique damay joxe benn exemple rek pour waxee ni ñuy déggee yenn saa yi l'islam foog ni day ñëw doon solution ci lépp muskila la yenn saa yi damay dégg ci ay jàngkat ñu naan masalan bu ñu jëlee problème mu zakat ñu ne zakat day mun na régler problème mu pauvreté ustaas yu bëri dañ koy wax jàngkat yu bëri dañ koy wax waaye boo xoolee zakat ni mu toll ak li ñu jël ci alalu doomu aadama ji ni mu néewee bu waree dem sax ba war a génn asaka ak ñi amul niñ toll nga ne zakat mun na régler problème pauvreté loolu ci wàllu économie taxawul maanaam pauvreté li ko mën a régler mooy liggéey nit ñi liggéey créer ay richesse loolu bu amul pauvreté mënul régler wu maanaam zakat lu ndaw a ndaw la ci ñu ndaw lay dellu maanaam te ñooñu ci diir bu ndaw lañ koy lekk mu jeexaat. maanaam mën naa fatt benn fenêtre bu ndaw. mais nekkul alxal nekkul solution bi. donc solution bi mooy liggéey nit ñi liggéey créer ay richesse waaw léegi nag liggéey boobu réew mu nekk ak façon liggéey bi nga xam ni moo mën a génn sa réew ci pauvreté am na dëkk yoo xam ne ay dëkku comme ñun suñu dëkk bi masala mun na doon dëkku mbay maanaam bu ñu defee suñuy effort ci mbay mun nañ am richesse yu bëri bu ñu defee suñuy effort ci génne ressources yi ñu am suñu biir suuf mun nañ egg fu sori mais bu ñu jàppee ni rek azaka mooy régler problème bi déedéet du sotti azaka du régler problème bi donc pour ñëwaat ci question bi maanaam nit ñi tout le temps dañuy am mbetteel ci réew yëpp nag ci réew moo xam ni islam siyaasi ñëw na fa nit ñi dañuy am mbetteel bu ginnaaw bu politiciens yooyu bu ñu egsee ci kaw nguur gi parce que duñ fi def lu ëpp ñoom ñan doon xeex liñ fi doon def. tey professeur diggante boobu bëggoon naa ko ma ci leeral léegi la ñëw sama xel fàtte woon naa ko mooy am na ñoo xam ne bu ñuy jàngat thème bi. dañuy jël li xewoon Algérie. waaw ne ñoom it. traversé nañ étape bu ñu mel. te mel dañoo échec. ndax li daaneel gaa yooyu moo leen daaneel. am na ñoo xam ne bu ñuy jàngat thème bi di seet ñi nga xam ne. am nañ ci natti jëmal Moussa boo xam ne mën nga ko làmb daj ko. comme niñ ci cité Iran. danañ ci boole Erdogan. Turquie ndax da nga d'accord ci. waaw Erdogan réussite la. ci façon nag. parce que tamit boo demee tey da ngay gis ni moom islam siyaasiyam islam politique am. njar na ko lu bëree bëri. njar na ci lu bëree bëri. parce que ba tey bu ñu fàtte ni laïcité bokk fi ëpp doole ci àdduna bi nekkul sax ci dëkku tubaab yi mais ci Turquie la bokk na ci dëkk yi nga xam ni laïcité fa la ëpp doole ci àdduna bi ci Turquie donc njar na ci lu bëree bëri bien que mi ngi def ay effort partem Rafah mi ngi def ay effort ci commencement bi parti islamiste la woon waaye tey mi ngi jéem a adapté wu ak ni àdduna bi di doxee gis nañ mi ngi bëgg a dugg Union européenne loolu ubbeeku la bu mu am na yeneen islamistes yi amuñu loolu
Turquie am na ay relations yu wér ak Israël loolu ubbeeku la bu mu am ak ci àdduna bi maanaam yu bëree bëri doxalewu ko ci wàllu islam rek maanaam surtout ci ay relation ak yeneen dëkk maanaam dafa indi yeneen critères yoo xam ni noonu la àdduna doxee mu doxee noonu maanaam mais du teg rek gis-gisu l'islam parce que bu doon loolu la du jubóog Israël du jubóog Amérique du jubóog Russie te ñooñu tey ay xaritam lañu ay dëkk yoo xam tey coopéré ak ñoom bu ñu waxee Erdogan aussi mën nañu wax tamit ci Maroc am na parti bi ñu tudde PJD moo ay islamistes lañu ñi ngi àtte waaye tamit boo xoolee Maroc Tunisie wala Algérie bi nga xam ne amul parti islamiste ñoo nuroo ñoo yem situation économique ñoo yem situation presque sociale nit ñi ci benn niveau lañ nekk maanaam fee ñuy àttee islamisme muy Maroc parti bi jiite bi dirigé ak premier ministre Osmani ay islamiste lañ mais taxul xaala iqtisaadiye bu waa Maroc gën torop bu waa Algérie wala bu waa Tunisie aywa mais pour wane ni ci wàllu économie loolu dama ci insiste tout le temps li islamistes yi gënuñu def résultat ñi nga xam ne ñoom lañ doon xeex. bu ñu la déggee kon mel na ni islamiste yi parfois nga dégg leen ci sama xarit yi sama mbokki jàngalekat yi. wax ne zakat mën naa régler problème mu ñàkk liggéey wala régler économique waaye gis nga ne loolu njuumte la. ndax gis nga ne fenêtre bu tuuti la mën a fatt. léegi li war na nga ne bu ñu jëlee Erdogan mën nañu ko boole ci ñu mel mais Erdogan dafa def li ñu tuddee jaxas. maanaam déclaré na maanaam ci islam politique lay jëfandikoo. mais am na lu bëri lu mu gis lu rafet ci lele wala lu mu jàpp ne su ko booleeg li mu yore mën na koo jox résultat bu gën. mu xalq loola boole ko. relation ak Israël relation ak Amérique. tey léegi nag kon ndax bu ñu seetoon tey ci biir ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu islamu siyaasi yi. mel na ni kon Iran rek moo ci am taxawaay boo xam ne dafa seddeeku opposé wu taxaw dàq ñëpp nanguwut Israël nanguwut américain yu demeen mais ñi ci réew yi ci des yëpp boo ci tudd seen relation Israël bu rafet tamit jege na ko am ci ñoo xam ne sax dañu am relation yu bëri wér waaw ci wàllu politique moom ci wàllu politique Israël astaghfirullah Iran moo ci gën a jege ak ay théorie islamiste maanaam ñoom ba sawra bi tàmbalee ba tey révolution bi mu tàmbalee ba tey benn noonu la ñu am muy Amérique bu ci keneen toog tegoo mooy Israël gis nañ ni loolu sax da leen jural problème yu bari maanaam tey ñu ngi leen embargo ni ñu taxawee Iran bi nga xam ni ay nee nañ ay chiite lañ gis nga li ñu leen di yàq yëpp mais taxawaay bi ñu am ci wetu Hamas wala ci wetu palestiniens yi maanaam ñeneen ñi amuñu ko taxawaay bi ñu am ci wetu Hezbollah bi nga xam ni ay arab lañu nekk biir Liban Israël di songu Liban ñoom ñuy dimbali Hezbollah pour mu jàmmarloo ak Israël loolu ñoom taxawaay boobu ñoom rek ñoo ko am donc ci wàllu politique rek ci idée politique ñoom ñi ngi sax ci seeni sawaabit maanaam idée yi nga xam ne moom lañ amoon au départ ba tey moom lañ yor tey jërëjëf kon mel na ni ñoom la taxoon ñuy xeex tuddee seen sawara islam yi waxuñ ne lépp moom la ba léegi waaye li gën a bëri soo ko nitee fekk ko ca tey professeur ñu ñëw ci beneen tomb bëggoon nañ ku ñu leeralal li ñu tuddee islamu siyaasi yi fan la jëm tey gannaaw boo xamee ne romb na rob fi mu romb ba léegi fan la jëm beneen bi nga junjër ñi it danger yi nga xam ne mi ngi jàkkaar ak moom ak défi yi nga xam ne moom jub aywa léegi islam siyaasi am na tolluwaay am na fu mu yem benn bu njëkk bi mooy man damaa gis ni day dem mel ni ay parti yu normal maanaam dañuy dem delluwaat ci daanaka mel ci comme li ñu doon xeex mooy comme li ñu gis ci Erdogan maanaam def comme ni ñëpp di def pour mën a réussir maanaam idée yi nga xam ni islamisme pur et dur la yu bëree bëri di nga ko bàyyi di nga ko njaxas pour mën a jëflante ak ñi la wër mën a jëflante ak sa peuple ci boppam ndax peuple bi tamit dafa am lu muy laaj dafa am lu muy bëgg mënoo leen tëj tout le temps tere leen lépp yooyu mënul nekk ci durée bu yàgg-yàgg donc il faut parti islamiste yi bu ñu bëggee continuer atte wala bu ñu bëggee continuer di am ay militants lu baree bari dañ koy bàyyi ci seen discours
maanaam loolu nag nekkul bàyyi weddi say principe mais waaqe réalité moo la koy imposer parce que boo deful noonu doo àtte donc parti yi ñuy tudd ay parti islamiste yëpp maanaam ku ci mooy Erdogan ak parti am wala parti bi nekk Maroc PJD maanaam ñoom ñi ngi dem ci jubluwaay boobu maanaam ñi ngi doon ay parti yu normal nuroog ay parti yu normal comme parti yi fi nekkoon di def politique di négocier di joxe di jël di am looy nangu di am looy bàyyi loolu mooy benn tawajjuh bi am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi ci côté boobu mooy comme ñi ma lim Erdogan ak parti bi nekk Maroc ak Nahda bi nekk Tunisie gis nañ sax léegi ñoom nee nañu dañuy xaaj Nahda maanaam Nahda des xaraka daawiya doon ñoo xam ne ñoom dañuy woote rek pour waar nit ñi jàngal nit ñi génne seen loxo ci politique parce que gis nañ ni politique bi ba tey ñoom mënuñu egg téye pouvoir bi doxal ko ni ñu ko bëgg a doxale parce que loolu moo tax ñu bàyyi teggi seen loxo ci seen mataalib yu bëri li ñu doon laaj yu bëri ñu bàyyi ko doon parti bu normal doon parti politique bu normal. maanaam dañoo bëgg a séparer fi ne parti bi ak daawa bi. ak daawa bi. parti bi dem defi politique. daawa bi doon daawa. parce que gis nañ ni ñaari. pour nga boole leen day jafe. léegi am na ñoo xam ni nag ñoom nanguwuñ loolu. maanaam ñoom nanguwuñ loolu. mooy ñan mooy ñi ñu tuddee salafiste wala salafisme jihadisme. salafiya jihadi. salafiya jihadi. ñoom nee nañu ba tey seen mashru seen projet mooy lan. mooy jël nguur gi ci doole atte charia ci kaw nit ñi léegi nag loolu boo ko bëggee def jël ngànnaay rek moo fi des jël ngànnaay moo fi des léegi boo jëlee ngànnaay bu dee ci biir réew benn réew nga nekk réew mu organisé wu nga ne da ngay jël ngànnaay loolu fitna nga nar a yee parce que benn réew bu organisé wu du nangu benn groupe wala benn nit mais day jël ngànnaay jàmmaarloo nguur gi pour jël pouvoir bi loolu amul fenn benn réew du ko nangu wala ñu ne am na ci ñoom ci biir salafiya jihaad yi ñoo xam ne ñoom nee nañ sax daanaka àdduna bépp seeni noonu lañ maanaam dañuy jàmmaarloo ak Amérique parce que li fi nekk ci ay tooñeel li fi nekk ci ay métit yépp Amérique moo ko teg doomu aadama yi moo ko teg àdduna bi donc ñoom dañuy jàmmaarloo ak Amérique pour ne dañuy jéem a daaneel Amérique ndax lan moo tax ñu ne dañuy daaneel Amérique parce que nee nañ am nañ capacité daaneel Amérique parce que daaneeloon nañu Union soviétique ci Afghanistan ba Union soviétique duggee Afghanistan ñoom jihadistes yi ñoo dem xeex ak Union soviétique ba Union soviétique génn maanaam Union soviétique génn boobu mu génn biir Afghanistan ci la daanoom sosoo maanaam daanu gi muy daan 1991 ci la sosoo. ñu jàpp na seen loxoom ci biir. ñu jàpp ni ñoom la sax ñoom dañ naan ñun ñoo daaneel Union soviétique donc comme daaneel nañu première puissance bi mun nañoo daaneel deuxième puissance bi mooy Amérique donc xeex la bu ñu sumb ci àdduna bi contre puissance bu mag boobu di Amérique mais beneen xeex la tamit bu ñu sumb contre ñi nga xam ñoom gëmuñu ne war nañu jël ay méthodes yu violentes pour xeex pour indi fi samp charia dëgg-dëgg maanaam ci noonu da ngay gis ni képp koo xam da ngay wootewu soufisme seen noon ngay doon même boo leen bokkee dëkk seen noon ngay doon képp koo xam ni chia nga seen noon ngay doon képp koo xam ni yaa ngi àtte gouvernement nga yor pouvoir ngay àtte te àtte woo charia seen noon nga donc finalement àdduna yëpp seen noon lañ parce que ñoom jàpp nañ ni ñoom rek ñoo nekk ci dëgg parce que boo nee te loolu ñu ngi ko jëlee ci xalaatu Sayyid Qutb moom mi nga xam ni moo toppoon ci Hassanil Banna maanaam bi Hassanil Banna demee bi mu faatoo moom mu ñëw ci année 60 yi commencé bind façon bind yu mel noonu moom moo takk fiiroon daanaka jullit yëpp parce que dane mujtama bi suñu société bi léegi nekk na mujtama jaahili donc ñiy attee képp kuy attee ci al aalamul islaami te attee woo l'islam murtad nga mu ne ñëpp murtad nañ loolu moo indi bokk na ci li jur salafiya jihaadiya maanaam murtad loo doomu aadama yëpp ndax nit ñi dañuy poser question lan moo tax ay jullit ñoo xam dañ ne ay jullit lañu mën a jël ay jaasi wala jël fetal di xeex ak seen moroomu jullit
ma ne leen tout le temps dama koy wax sama élèves yi dama naan leen ñoom ñii ñuy xeexal nii ñoom dañ leen takfiir ba pare. jàpp ñu ay jullit lañ. jàpp ñu ay jullit lañ. parce que ñoom gëm nañ nee nañ jullit du xeex ak jullit. donc pour ñu xeex ak ñii dañ leen di def leneen ba pare boo leen defee yéefar ba pare la nga mën a xeex ak ñoom donc dañoo takfiir képp ko xam ni nee nga yaa ngi àtte te àttewul islaam képp koo xam ni chia nga képp koo xam ni suufi nga donc ku nekkul. ci maanaam ñoom rek ñooy jullit ci ñoom rek ñooy jullit ku leen mooy yéefar nga. parce que dañ koy wax sax am na ci ñoom lu ñu tuddee al firqa naajiya maanaam ñoom jàpp nañ ñoom ñooy al firqa naajiya mafhumu firqa naajiya maanaam groupe bi nga xam ne mooy groupe bi nga xam ne ñoom dong ñooy sauvé beneen groupe bu bokkul ci ñoom keneen ku bokkul ci ñoom yow doo sauvé donc ñu idée boobu mi ngi ci biir salafisme ak salafisme jihadisme donc ñooñu ñaari donc léegi boo xoolee ñaari groupe yooyu ñoo fi nekk islamistes yi nga xam ne ñoom nangu nañu def adapté ak lii xam ne mooy réalité àdduna bi xoolaat seeni politique gën a jege nit ñi gën a jege réalité yi ak ñi nga xam ñoom dafa mel ni dañuy gën a sori nit ñi gën a sori réalité yi parce que boo nee da ngay daaneel état yi fi nekk yëpp taxawal al xilaafa wala taxawal al dawla islamiya loolu rêve la utopie la parce que tey ji kenn mënul imaginer réew jullit yi niñ toll benn nit di leen jiite ak niñ wuutee ak niñ yaatoo maanaam loolu mënatul nekk maanaam te ba mu commencé dafa yàgg bi fi yonent bi jógee bi xilaafa rachida jeexee dawla umawiya taxaw dawla abbasiya ci la àdduna bi ak est-ce que ñoom sax ci mouvement salafiyé boobu am nañ ko ci sax déedéet ci biir ay da ngay gis groupe boo xam day takfiir boromam ci biir salafisme am na ñoo xam ni loolu ñëw na ba suñ biir salafis yi fii maanaam dañuy waxante lu nekk seen biir waaw am na ci ñoo xam ne ci biir am na benn mouvement bu ñuy tuddee as-salafiyya al-madxaliya wala as-salafiyya al-jaamiya ñoom dañ ne kenn ku fi nekk di àtte ci réew jullit yi dañ laa war a defal bay'a maanaam kenn warul opposé wu ak kii àtte alxaakim mooy loolu benn principe la ci ñoom ñuy tere alxuruj alal imam loolu ñuy tudde alxuruj alal imam maanaam kenn warul opposé wu kenn warul contre ki nga xam ni moom mooy àtte loolu mi ngi groupe la ci ñoom mi ngi génnee Arabie Saoudite ci jaamiyal islamiya ñu tudde ko aljamiya wala almadxaliya ñoom dañuy ànd ak nguur gi lu nguur gi mën a def barran aw faajiran noonu lañ koy waxee ñu teg seen tànk waaw bu baaxee xayrun bu baaxul xayrun topp ko même bu lay dalee dóor wala day jël sa alal toppal alxaakim waa amoo droit nga révolté wu maanaam ñoom loolu la ñu gis ñeneen ñi nag ne déedéet nguur gi bu jubul dangaa war a jël sa jaasi jàmmaarloo moom maanaam fii nii ci Sénégal am na benn moment dem nañ ba yàgg deuxième groupe boobu ma lay wax ñi nga xam ne dañ ne dañoo war a ànd kut nguur gi alxaakim ki fi nekk ak nu mu mënti mel dañoo war a ànd ak moom am na ay xale yi fii yu déggoon wax boobu di jàng téere ñooñu ba ne dañuy def mubaayaa Abdoulaye Wade parce que moo nekkoon alxaakim waaw te ay salafiste la ñu ngi woon fii ci université Dakar loolu indi na balbal bu rëy a rëy seen diggante ak ñi nga xam ñoo jiite salafisme bi fii ci Sénégal maanaam ku mel ni docteur Lo bind na ci lu bëree bëri parce que xale yooyu dañoo mujjoon di ko attaqué parce que nee nañ ñoom salafiste yi bu ñu déggee texte yi dëgg-dëgg dañoo war a dem ànd ak Abdoulaye Wade parce que moom mooy amirul mu'minin waaw loo ne leen déedéet ñoom mënuñu mu bàyyaa koo xam ni attewul charia donc ñoom seen biir am nañu ay difficultés yu bëree bëri ñoom seen biiru neen am nañu ay difficultés donc noonu tamit la ñuy xoole ñeneen ñi maanaam ñeneen ñëpp takfiir nañ leen tey professeur bu ma la déggee mel na ni kon coow li bëri na ci bànqaas bi ñu nekk nii maanaam pour xam fu ñu jëm jafe na ndax kenn ku ne dafa am noo tranché sa wàllu politique am école boo wéeru am mursid boo jàpp ne lii mu tëral loolay lislaam
lu indi ku indi lu mooy loolu du l'islam mu mel ni bànqaas bi ci gën a dangereux bu ñu la déggee mooy ñi ñuy tuddee salafiyel jihaad yi nga xam ne ñoom àddina bi seen noonu lañ jàpp nañ ne américains yi yéefar lañ seen mbokki jullit yi nga xam ne sax bokkuñu ak ñoom gisin moo xam ab sufiyanke nga mais yéefar nga ab chia yéefar nga mu mel ni ñu duwut sufiyanke doonuñu chia tey atte woo li ñu tuddee monde moderne ukoma laïc ay laïcité ñooy ay yéefar lañ mu mel ni kon ñoom rek ñoo yore pas-pas bu baax ci àddina ñu jàpp nag ne ñoo ñëpp dañoo war a jàmmaar ak ñoom ñooy jàpp naa ne mënuñoo dem parce que fu ñu taxaw xaw ma ko duñu dem waaw waxoon naa ko benn waaye nag woon man damay déglu parfois ñuy bëri di attaquer Bacharul Assad ci seen guerre bi mais man en principe d'accord naa ak moom parce que àddina bi ñoo teg ci liñ teg ci àddina bi tey ne ku soxla pouvoir da nga koy jaar ci waa bu normal campagne dem élection ñu wateel la nga gagné ñu xëy na ko yow dañu la fee war a jëlee bil xuwa mu jàmmaar ak ñoom day bañ parce que léegi bu fekkoon dañoo opposé nekku kat dañuy dem ay élection waaye ñoom nangu ñoo dem élection dañooy xëy rek jël ay ngànnaay taxaw ak moom mu mel ni principe bu salafiyel jihaad yi boobu moo dikkoon foofu mais boo ko seeti ndam amu ca ndam amu ca ba léegi professeur ñu ngi may xam ne waxtu wi dab nañ yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaane waaw maa ngi lay gërëm di la sant ci dalal bi nga ma dalal sa émission di am yaakaar ne peut-être li ñu fi wax am na njëriñ dina jëriñ ñu ko doon déglu di jégul tamit lépp loo xam tamit njuumte la ñu xam ne ci ñun la ak émission ni muy demee waaye li nekkoon suñu yéene mooy leeral li nga xam ne moom mooy al islam as siyaasi comme ni ma ko waxee am na ay pàcc yu bëree bëri xaj na mun naa am sax ñu gën ko xóotal mën nañu am deuxième partie ba troisième partie sax ci yeneen tomb incha allah donc maa ngi lay gërëm ci dalal bi ma dalal jërëjëf professeur Ousseynou Khouma kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision RDV ci seen émission bi ñuy tuddee Mizanul Islam fil Haya lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matari ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jéggalu ñoo ngi dellu gërëm professeur Ousseynou di ko ñaanal yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaamu yàlla yi mën ko seetaan ñu ngi ñaan yàlla boole ñëw yow yiw bi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee ajjuma bii di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jasaakumullah